mbokk internet yi safoo ndamoo seen bu bees bii di Tabara TV Tabara TV nag tey dafa ñëwoon fii si Yeumbeul Sud ànd ak kan Pendis borom sama ciseau ñëw si école bii ñu naan la Rive du Savoir ku bëgg a xam nag lan moo xew la Rive du Savoir at lan mooy seen ciseau topp leen ma ñu xool at Pendis. waaw koy suñu mbokk internet yi comme ni ma leen ko waxee ca njëlbeen rek ñi ngi fii la Rive du Savoir biñ ñëwee nag classe bi njëkk a yam ci lañ dugg xool classe bi lan lañ fiy def at la waa la Rive du Savoir lan la ñuy def. asalaamaaleykum na ngeen def ça va alhamdulilah fii mooy ban classe. première année B. Première année B. ah dafa mel ni nag dama taseeg seen monsieur ci biir ci kanamu tableau bi salaamaaleykum monsieur ça va. noo tudd. maa ngi tudd Aliou Diallo. monsieur Diallo. ah Aliou Diallo ñu gën koo wax ñu gën koo xam ci monsieur Diallo monsieur Diallo école première année B première année B lan lañ fiy def. waaw micro bi li ci mën a wax yaatu ndaxte boo xoolee li ñu toogee nii rek ngay xam ne maanaam am na lu ko waral parce que ñëwuñu fi pour football ñëw fi pour dóor daaxe ñëwuñu fi pour togg añ dañoo ñëw pour jàng lan jàng ñaw mooy ni ñuy comme tailleur mbedd yi rek ni ñuy ñawee ak ñeneen ak ñeneen mais dafa am lu tax tamit ñu gën a ñëw pour jàng parce que ñaw moom mën nañ ne mën nga fee jàng lu ne surtout si école bii nii parce que dafa yaatu tey bu fekkee da ngaa ñëw pour jàng ñaw rek d'accord duñ ko mën mais mën nga fee ñëw am si yeneen xam-xam tamit am si leneen ak leneen moo waral ñoom ñu ñëw bàyyi seen lépp bàyyi seen activité ñëw teew fii pour jàngi si. waaw comme ni ko monsieur Diallo waxee nee na fii da ngeen fee ñëw pour jàng si fi xam-xam waaw. waaw ba tey ni ma leen ko waxee ñu ngi waat nii si beneen classe bi nag xamaguñu ban classe la dañuy dugg ci biir xool. salaamaaleykum na ngeen def ça va yéen a ngi si jàmm. waaw comme ni ma la ko waxee woon ba léegi ñu ngi fii nii ci beneen classe ci la Rive du Savoir salaamaaleykum sëñ bi naa def yow lan nga ci école bi. waaw man moom waaw monsieur la. ah ok moom mooy monsieur bii ban classe la. monsieur Niang deuxième année la Rive du Savoir monsieur Niang lan ngay wax ci waa Tabara TV ak deuxième année la Rive du Savoir. di sant bu baax a baax avant tout ndax ñun moom yow xamante ne sax daanaka. waaw moom mii bu fi ñëwee dafay war a ñëw ndax moom moo doon jàngale deuxième année fii waaw pour ngeen comprendre ñi nga xam ne comprendre ñu woon jour boo ko fii doo gis bëggoon naa ko présenter pour wane ni moo njëkk a jàngale moo doon jàngale fii deuxième année avant ma fay nekk waaye damaa xam ni fii la gën a safee nag waaw fii ñu jàkkaaroowee nii jàkkaaroo àddina ndax. Tabara TV jàpp naa ne àdduna moo koy seetaan gis nga kon fii la gën a safee waaw jàng bi nag ñun pour ñu jàngale war naa mën a yomb fii ndax fii la ñu jàngee kon xam nañ réalité yi nga xamante ni bi moo fi nekk kilifa gi fi nekk tamit li mu bëgg a def ci ay élèves am xëy na ñun war nañ koo mën a def ci ñoom ndax def na ko si ñun ba nga ni mu ko bëggee def na ko si ñun ni mu ko bëggee kon ni mu ko defee si ñun rek lañ koy defee ci ñeneen ak ñeneen. waaw noonu la demee rek waaw. kon cant ak ngërëm ñeel na leen waa yéen waa deuxième année liñ leen ko waxee woon rek ba tey yéen a ngi seen émission Tabara TV borom sama ciseau Pendis ngeen ànd ci ak Pendis borom sama ciseau cant ak ngërëm yeel na leen kon monsieur Dieng ba beneen yoon ñu dugg beneen classe let's go. let's go. internet yi comme ni ma leen ko waxee woon waaye dafa mel ni nag damaa gis fii beneen classe dugg fii man sob naa de maa ngi dugg classe jàmbur rek salaamaaleykum na ngeen def xëy leen ça va mbaa yéen a ngi si jàmm waaw bii moom mooy ban classe sax troisième année ah kii MT
dafa mel ni dañ fee fekk si koo xamante ne yaakaar naa ni xam naa ko muy Mademoiselle Mbaye Mademoiselle Mbaye nag yàgg na ci wàllu couture Mademoiselle Mbaye na nga def. maa ngi fi. ça va yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi ci jàmm bu baax. waaw Mademoiselle Mbaye bii moom mooy ban classe. bi mooy 3e année. 3e année maanaam. mooy daj dëpp gi. daj dëpp gi waaw comme suñu mbokk yi ñoo ko déggandoo ñu ngi 3e année daj dëpp gi les sortantes kon fii lañ nekk. waaw ñi nga xam ne ñoo war a génn ren. ok fii lañ nekk. waaw madame Mbaye fii kon fii lan lañ fiy def lan la ñuy def fii. waaw fii moom daal boo fi ñëwee xam nga première année dañ lay teg dañ lay jox base 2e année ñu mottal la 3e année bi lépp moom war nga kaa war a mën war nga ko mën léegi fii boo ñëwee dañ lay jàngal culotte lañ lay njëkk a jàngal buñ paree ci culotte yi ñoom ñoo ngi ci Abasanzo buñ paree ci Abasanzo bi moo nekk neen waaw veste africaine waaw ci veste africaine bi ci lañ nekk moo ngi nii lii mooy veste africaine. waaw mooy Abasanzo bi veste africaine bii veste dame bi la Abasanzo bi moo nekk nii traçage bi après moom lañ ñuy ñaw buñ ci paree ñu nekk ci gilet bi gilet homme ci lañ nekk moo ngi nii ñaw nañ ko pare bañ ci paree léegi veste bi moom bu ñu paree dañ koy ñaw bu ñu paree dañ koy ñaw bu ñu paree def ay robe de mariée ak ay sac ak ay robe soirée ak taille basse fii daal mooy daj dëpp bi daj dëpp kii gisoo moo ngi nii bu ñu paree dañuy kii paqueté gisoo xam nga ñaw dañ naan day am finition mais ñaw bi boo ubbee ci biir xam nga newuñu la ñaw kaw rek mais ñaw bi boo ubbee ci biir ci biir nii lay mel ñun suñu ñaw day am finition dañuy jël suñu temps yàkkamti wuñ ci dara gis nga bi programme kii moo ko ñaw. kan moo ko ñaw Sophie Sarr moo ko ñaw. Sophie Sarr. waaw Sophie Sarr anamu. mooy nii Sophie kaay wax ñu lan nga ñawee lii ndax ñaw bi rafet amma dafa mel ni ñaw bi kanam gi biir bi moo dàq ginnaaw bi. dafa mel ni biir bi moo dàq ginnaaw ñaw bi Sophie Sarr. Sophie Sarr ñaw bi yow yaa ko ñaw sa loxo wala dañ laa jàppale wala lii 3e année yi garaaw nañ de. internet yi ginnaaw bi ñu waree école bi yëpp ba pare ñoo ngi fii si ki nga xamante ni style bàyyi na ko xel mode bàyyi na ko xel mooy kan daj dëpp gi Habiboulaye Mbaye Habiboulaye Mbaye ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay waa Tabara TV maa ngi leen di fay ginnaaw nag bi ma sant yàlla julli ci Yonent bi maa ngi leen di fay yéen ñëpp. waa Habiboulaye Mbaye tey waa Tabara TV dañoo ñëw seet si la at émission bii ñu naan sama ciseau yow yaay première invité sama ciseau bi ñu ñëwee nag wër nañ école bi yëpp gis nañ ciseau xale yi mais dañoo bëgg a xam Habiboulaye Mbaye ciseau am nan la mel. soo leen ma seetsee ci ciseau dinaa bëgg ci ciseau ndax ciseau defe naa ne koo xamante ne def na ci juróom fukki at defe naa ne soo nee ko ciseau dina la wax lan mooy ciseau. ndax ciseau dafa may texantalam te ciseau fan la jëm ci habillement ndax habillement dafa am ciseau ginnaaw métier sax am na ciseau mais habillement daf ci raw ndaxte moo tax ñuy def ay ciseau d'or mais nag danañ waxtaan ci lan mooy ciseau mais nag balaa may waxtaan nag lan mooy ciseau il faut nag ma wax leen nag kan mooy Habiboulaye Mbaye ba pare. kan mooy Habiboulaye Mbaye loolu tamit bëggoon nañ koo xam suñu mbokk yi ndax ñiy laajte kan mooy Habiboulaye Mbaye bëri na at Habiboulaye Mbaye lan lay def ndax yaakaar nañ ni bu dee solu rek jaay daj dëpp gi wante nag Habiboulaye Mbaye lan lay def ndax mi ngi toog ci ruqam di def macha allah di dimbali xale yi di dimbali ndaw ñi di dimbali ñëpp surtout jigéen ñi Habiboulaye Mbaye lan mooy sama ciseau at kan mooy Habiboulaye Mbaye. Habiboulaye Mbaye moom mooy koo xamante ne def na ci métier bi juróom fukki at jiite association yu bare fi mu nekk nii actuellement man maay trésorier association des couturiers du Sénégal ginnaaw bi ma defee nag ay at ci ñaw ci laa xool ñaw
ne atelier yi ñi nekk atelier maanaam dañuy recopier rek mais nag ginnaaw loolu nit ñi war nañu mën a def norme internationale mais norme internationale yooyu nag il faut que ñu yóbbu la à l'école pour former la pour nga mën a def loolu looloo tax man ma ubbi école bi dimbali ci non seulement xale yi pour que ñu normer non seulement encore moyens yi ndaxte aussi tamit dafa am école yoo xamante ne pour nga dem ci il faut nga am moyen bon mais école bi moom je crois que dama ko def école sociale pour mën a dimbali xale yi nga xamante ni ñoo nekk ci banlieue bi. waaw monsieur le directeur cas social yi dinañ ci ñëwaat mais dañoo bëggoon a xam kañ nga sanc la Rive du Savoir ak yan objectif moo tax nga sanc ko. la Rive du Savoir non seulement soo xoolee tur bi Rive du Savoir lan mooy Rive du Savoir. moom mooy tefesu xam. Rive ci tefes dañ ko xam savoir xam-xam la te maanaam bi ma xoolee ne Rive du Savoir génnul puso ak wëñ moo tax logo bi ma def ko puso ak wëñ léegi nag ñu ne ma Rive du Savoir mais Rive fan la am ci géej léegi te ki nga xamante ne moom mooy ki njëkk ñaw muy yonte yàlla Idriss yonte yàlla Idriss moom moo njëkk ñaw léegi nag Rive du Savoir lu tax tefes gi lu tax tefesu xam gi mais li mu bindoon da ko def ci géej gi man ma dem géej pour jëli ko indil ko ñi nga xam ne ñoo nekk tefes gi kon tefes gi moom mooy fii ñu nekk muy Rive du Savoir mooy tefes gi kon bon xam-xam bi man maa dem jëli ko ñëw indil ko ñi nga xamante ne ñoo nekk ci tefes gi moom nag moom laay wasaare fépp ci Sénégal ndaxte non seulement dinaa former xale yi nga xamante ne dañu bëgg mën a ñaw dinaa former aussi tamit atelier tailleur ya ca nekk dinaa leen former dinaa former aussi tamit ay formateurs bon ndax yàlla def na ne aussi maa ngi liggéey ak ONFP yàlla def na ne aussi tamit maa ngi liggéey ak chambre des métiers yi yàlla mi may tamit aussi maa ngi liggéey ak association yi di liggéey ak ONG yi kon je crois que Rive du Savoir ndax dama koo tënk rek mais mën nañ ci wax lu bëree bëri. waaw li nga ñu wax la Habiboulaye Mbaye dégg nañ ko bu baax a baax. wante tamit bëgg nañu xam yan jafe-jafe nga ciy am ak yan gàllankoor ndax métier boo gis am nay jafe-jafe ak i gàllankoor. waaw moom loolu moom sama ko laaj moom mën naa ci expliquer lu bëree bëri ndax daanaka suñu métier bi comme école yi ñu yor école de formation professionnelle la mais souvent soo xoolee ne xale yi ñun créer école yi. dañu bëgg xale yi am métier mais daf ci am xale yoo xamante ne dañu sonal seen waajur yi seen waajur yi ñëw làq leen fii am na ci ñoo xamante ne xëj na seen kër lañ fay nekk di togg ak di yàq ak di bale te bëgguñu def loolu moo tax ñu ñëw làqatu si fii am na ci xale yoo xam ne nag aussi tenue bi jaagar bi moo leen ci saf bon mais nag am na ci xale yoo xam ne dañu bëgg métier bi waaw looloo tax toujours man maa ngi xool kan la ak kan la ci volet boobu loolu laa la ciy tontu mais am na ci beneen volet boo xamante ne muy les moyens ndax soo xoolee les moyens mooy daf ci am père de famille yoo xamante ne dañu démissionné seen yaay yi ñoo leen di yor te seen yaay yi dañuy taxale rek so yaay ji kan la moom mooy dem marché jaay yaay ji kan la mooy jaayi ndekki yaay ji kan la mooy kiy fóot yaay ji kan la ndax soo xoolee liggéey dafa bareetul Sénégal te ñoom seen jamono dañu jàngaloon métier comme jamono yi ndax ni métier yombee jamono yooyu métier yombeewul woon noonu mais léegi nag moom école de formation yi bari na macha allah te aussi tamit ñu ngi góorgóorlu pour xale yi am métier moo tax man aussi vraiment awma xajja ak seet amul école de formation boo xamante ne du ma fa dem pour yokk sa xam-xam aussi jàppale la ca la ngay def ndaxte ñun ñëpp ñoo bokk li ñuy def te soo xoolee man rek mënuma daj àddina kon ñi nga xamante ne ku ci ne fa nga ne bëgg nga fa def comme lii ma def moo tax ku ci ne tamit dama lay jàppale pour que ñu bokk la ñuy def nuroo la ñuy def pour que aussi tamit Sénégal bi am benn réussite bi ndaxte ñun ñoo mën a defar sunu réew ñun rek ñoo ko mën a defar te nan lañ ko mën a defaree mooy xale bu ci ne na am métier. bon su fekkee borom métier yëpp ku ci ne
da nga def lu mel nii mais kon dinañ am ay université de métier ndaxte dañu wax ne Sénégal artisan daf fi bari torop mais artisan yooyu nañ leen formaliser artisan yi nañ leen defal formation artisan yi ñoom ñëpp ku ci ne war ngaa am métier moo tax par exemple seen émission bi ma rafetlu ko bu baax a baax a baax a baax ndaxte mooy lan sama ciseau te maanaam métier yëpp am ciseau métier yëpp am ciseau ku ci ne nag sa ciseau am na noo ko tuddee am na nu mu bindoo moo tax Tabara TV da bëgg naa mu nekk ci émission yi nga xamante ne moom mooy raw ci Sénégal ndaxte li ngeen def nii aussi ak tur bi ngeen ko tuddee dafa méngoo ak ñun li ñu bëgg ak jamono aussi. waaw kay suñu mbokk internet yi kon ba tey ni ma leen ko waxee woon rek yéen a ngi seen émission boobu ñu naan sama ciseau ngeen ànd si at Pendis borom sama ciseau ànd si tamit waa Tabara TV waaye Habiboulaye Mbaye xam nga man nag dama xaw a sob tuuti moo tax bi ma ñëwee dama yem si première année rek dugg fa kon nañ dem xooli waa première année lan la ñuy def foofu Habiboulaye Mbaye. Amath bi ma ñëwee gis naa fi benn élève bëgg naa koo laaj tamit fii lan lañ fi jàngale bu leer naa def soxna si. maa ngi fi. ça va yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm. noo tudd. Fatma Fall. Fatma Fall yow lan ngay def fii at ban année nga fi def nii. maa ngi fi def première année. première année nga fi def kon yaa ngi soog a ñëw nii ndax mën nga dagg wala. man mënaguma dagg de. mënagoo. déedéet ci laa nekk nii. instant bi damay jàng dagg nii. dangay jàng dagg. waaw. ñaata weer nga fi amagum. am naa fi 2 weer. ñaari weer nga fi am. waaw ok waa Amath comme ni ngeen ko déggee noonu Fatmata Diallo nee na moom bi fi ñëwee léegi 2 mois la fi am day jàng dagg. waa gis nga waa première année Habiboulaye Mbaye fekk naa leen ñu ngi def traçage yu rafet sax macha allah mais ñoom seen traçage yooyu nan lay demee est-ce que dañuy ñëw rek brusquement def ko wala. alors Pendis yow. li nga laaj am na solo ndaxte première année moo nekk loo xamante ne alphabet couture fa nga koy jàngee. waaw ndaxte fa nga war a xam lan mooy ay xeetu ourlet fan nga foofu ngay xamee aussi ban leçon moo njëkk ci ñaw muy leçon bati moom moo njëkk ci ñaw waaw kon lan mooy bati ak lan mooy ay illam foofu nga koy xamee après bati lan ay ourlage kii ay travail manuel yi. fa nga koy jàngee même tapp bouton sax ak boutonnière nan la ñuy àndee fa nga koy mën a xamee ba tax première année fa ngay defee lu ñuy wax apprentissage foofu lañ lay former nga def apprentissage soo defee travail manuel ba pare nga dugg ci yére bi nga xamante ne moo njëkk ci nit ban yére moo njëkk ci nit dafa nekk yére boo xamante ne moom ngay jiitale muy lu ñuy wax haut sans manche muy sous-vêtement moo jiitu ci nit soo juddoo moom ngay sol même ba ngay génn àddina tamit moom ngay sol ndaxte même su balaa ñu lay defal juróom-ñaari mètre percale il faut ñu ñawal la jiital ñawal la ay jiital ñawal la grand booba di la soog la mas di la soog kii kon moom ngay njëkk sol moom ngay mujjee sol foofu nga koy xamee ndaxte yow li ngay natt moom ngay sotti ci piis bi ndax ginnaaw foofu tamit ngay xamee centimètre bi nga yor sax lan mooy centimètre fa nga ko war a xamee ndaxte aussi tamit centimètre ñun dañ koy woowee centimètre rek nga xamante ne non traditionnel la mais dafa nekk tur boo xamante ne mi ngi war a tudd le mètre ruban noonu la centimètre mais ñun dañ koy woowee selon ñun ñi nga xamante ne traditionnellement ni ñu koy woowee bon moo tax yooyu yëpp xeetu outils yi nga xamante ne moo jëm ci ñaw yëpp foofu nga ko war a mën a xamee fa nga war a xamee cëru nit fan la commencé fan la yem fa ngay mën a concrétiser li nga xamante ne moom mooy coupe ak couture foofu nga ko war a mën a concrétiser moo tax balaa ngay def 6 mois su fekkee mënoo dagg li ngay sol su yeboo nga bàyyi uti leneen waaw ñun fii suñu formation fii loolu la quoi. yaakaar naa ni suñu mbokk yi dégg nañ bu baax a baax li Habiboulaye Mbaye wax ci première année bi kon daal première année normalement boo amee 6 mois boo fi amee 6 mois war nga mën a dagg Habiboulaye Mbaye. waaw ndax maanaam soo gisee ma ne la soo defee 6 mois. soo mënul daggaloo sol bàyyil ndaxte jigéen maanaam lan mooy colinam muy tey baas ak jupe ñoom moo ëpp ci li ñuy sol de. mais kon soo defee 6 mois te mënoo ko daggal sa bopp ñawal ko sa bopp. mais si yow nga bàyyi. waaw loolu moom mooy sama base daal waaw. li nga wax yaakaar naa ni leer na nañ mais nag comme dañoo nekkoon ci première année instant bi ñu ngi dugg deuxième année
moom ba tey génnagul mi ngi ci école bi ba léegi kon nañ dem xool deuxième année lan moo fa xew Habiboulaye Mbaye. man maa ngi nekk deuxième année la Rive du Savoir école bi moom macha allah wax dëgg fa yàlla moom boo ñëwee def première année di nga sa xel dina commencé ubbeeku ci ñaw daal soo ñëwee deuxième moom mën naa ni lu bari daal di nga ko xam lu bari di nga ko xam di nga respecté mesure ñaw yi di nga comprendre lu bari ci ñaw macha allah. waaw kay Habiboulaye Mbaye ginnaaw bi ñu duggee deuxième année ba pare gis nañ ni ñu ngi dagg waa kon ñoom deuxième année moom bu fekkee première année dañuy ñëw ay jupe ak taille basse deuxième année moom xanaa veste ay yooyu lañu ñu cravate yooyu Habiboulaye. waaw Pendis deuxième année fa la ñuy defee confirmation première année ndaxte première année da nga defoon apprentissage am loo acquérir mais nag deuxième année nga koy pérenniser pour wane. li nga jàngoon il faut nga reprendre ko mais nag nga transformé waale ko ndax transformation bi mooy ndax classique bi ndax dañuy wax traditionnel wax classique mais souvent dañu naan traditionnel mais ñun Sénégal lan la ñu am comme traditionnel historique boobu en deuxième année war nga xam historique bi lan la ñu am comme traditionnel mais ñun turki njaareem rek la ñu am on est jamais comme kii ndax soo nee taille basse mais taille basse ko moom ñun moom la ñuy wax traditionnel mais non taille basse ana olof ba amul olof kon taille basse ak ay marinière aussi tamit c'est classique bon ndax yooyu yëpp ay mots la yoo xamante ne du mot olof mais kon ñun lan la ñu am moo tax base boobu soo xasee ba am mais deuxième année mais da nga koy def classiquement ñëw fa ay en chemisier ay jupe circulaire di war a mën a ñaw ay veste dame bon duñ ci def yoo xamante ni franchement plus classique et puis plus osé que première année ndaxte yow foofu ngay préparer sa troisième année waaw loolu daal moom waa kon ñu dugg ci troisième année bi Habiboulaye Mbaye comme ni nga ma ko waxee noonu rek ñu dugg ci troisième année bi ñu madame bi moo ñuy jàppale ci ñaw yi moo ñuy assister toujours li ñu wan yoon bi daal ba ñu ñëw ba pare te duñu am benn défaut. waa Amath gis nga kon ñaw yi fi waa troisième année ñaw yaakaar naa ni lii dal na xel te parents d'élèves yi tamit ñu ngi leen di wax ne leen ñëw leen fii ci la Rive du Savoir fii la raay bi téene aw koy suñu mbokk internet yi ñu ngi ànd ak yéen ci émission sama ciseau ba léegi at waa Tabara TV Habiboulaye Mbaye dugg nañ première année dugg nañ deuxième année dem na sa cappaandaw ga mooy fan troisième année mais man li ma gis troisième année Habiboulaye Mbaye yéem na ma trop sax man xam naa du yàgg dara incha allah dinaa ñëw jàngi si man àndaale MT ndax da xam ñu dañoo bëgg solo nag dañoo bëgg solo ñun waa Tabara TV. waaw ginnaaw bi ngeen visité troisième année nag ba gis troisième année di nekk troisième année maanaam ndax soo defee première année deuxième année nga pérenniser ko troisième année nag il faut nga wan ñu ne yow say mën-mën ndax non seulement di nga am mën-mën mais war nga am xam-xam te mën ak xam soo ko boolee foofu nga ko war a mën a boole en troisième année ndax troisième année ci ma war a mën a wan ne mën naa def haute couture muy lan ay mën naa ñëw robe de mariée boo xamante ne non seulement di nga mën def en stylisme di nga mën def en modélisme di nga def moulage muy xeet yoo xamante ne yëpp dafa war a nekk ci ñawkat ndax fii normalement ndax su fekkee yow da nga bëgg a dagg war nga xam ban xeetu ciseau nga war a dagge su fekkee da nga bëgg kii ne outil yëpp war nga ko foofu war nga ko mën di ko décortiquer di décortiquer lan mooy outil yi di décortiquer traçage yi ligne bu jóg war nga xam kii ban ligne la ak fan la dëkk ci nit ndax ligne bu ci ne rek dafa am foo xamante ne fa la dëkk soo nee baat logement la nga ne mbagg logement la fi loxo bi dugg logement la centrage yi forme bi ay logement la mais nag il faut que yow nga mën di loger nit ki ba mu am benn logement boo xamante ne soo koy dagg di ko ñawal su ko solee amul ma dem de ñëw waaw surtout moo tax troisième année loolu la ñuy def ci ñoom waaw kay kon suñu mbokk yi yéen a ko déggandoo li mu ci wax ci troisième année yëpp macha allah kontaan na ñetti at nga jàng fi métier mën ko fi kon loolu jar na dem uti bu baax a baax fii nag la mooy école Habiboulaye Mbaye la Rive du Savoir waaye Habiboulaye Mbaye gis nañ fi tamit en même temps resto
restauration gis nañ fi tamit xale yi di def sérigraphie loolu tamit bëggoon naa ñu wax ci. waaw ndax xam nga maanaam jigéen ndax soo xoolee jigéen war na mën def cuisiner te waxuma cuisine bi rek war nga mën a def pâtisserie war nga mën a def cuisine war nga mën a orner table dégg nga ndax maanaam lan moo amoon sunu soxna yi da nga daan xëy bëgg a ndékki ñu jox la kaas bi ñuy xelee boisson lañ lay defal kaasu café te or que comme ni mu amee kaasu café ak kuddu café ak napp yi ak yooyu yëpp bon fii aussi xale yi war nañ leen mën a defal benn formation boo xam ne non seulement dinañ xam lii kañ la war a nekk dégg nga sooy añ lan ak lan moo ciy war sooy reer lan moo ciy sooy ndékki lan ak lan moo ciy kii surtout encore nga mën a defal sa bopp pâtisserie nga mën a aussi préparer sa bopp ci lépp loo xamante ne liggéey ji amul góor amul jigéen loolu ñëpp ko war a def ndax tey ji soo voyagé yaay doon sa cuisinier bopp kon il faut que ñun tamit ñu préparer leen aussi ñu am benn notion boobu bon artisanat sérigraphie bi ak décoration yi bon mais dafa nekk ci loo xamante ne volet habillement la aussi dégg kon sama ciseau daal comme maanaam sama ciseau moom moo leen ci ngay mën a découvrir loolu yëpp bon ba tax émission bi dafa méngoo ak li nga xam ne moom la ñuy def mais nag ma wax la benn affaire fii soo génnee war nga mën dem ubbi sa atelier jarul sax nga naan ay xaar wala ma demaat ci beneen atelier di kii non ndaxte yow ñi nga xamante ni dañu yor atelier ci mbedd mi yaa leen ëpp xam-xam même suñu la ëppee mën te yaa leen ëpp xam-xam ndaxte xëj na ñoom la ñuy ñaw dafa bari mais yow balaa ngay def jeexal 3e année war nga am clientèle boo xamante ni soo génnee rek war nga mën a dem ubbi sa atelier surtout waaw loolu laay conseillé di wax ñëpp ne leen Rive du Savoir ku fi ñëw sooy génn war nga nekk maître tailleur sooy génn Rive du Savoir ndaxte da ngay am formation boo xamante ne bu adéquat ak li nga xamante ne moo war a nekk ci un grand couturier surtout. kon fii la ñuy yamale émission bi ba beneen yoon di leen wax ni lu dul si ñay bi xajul si cin li tey ñu ngi àndoon nag waa Tabara TV at la Rive du Savoir si émission sama ciseau Pendis di gërëm tamit borom la Rive du Savoir Abiboulaye Mbaye waaye tamit di jël gërëm gi di ko jox suñu PDG Baylaat Ndiaye alias Tan Bombe mu joxal ma ko waa équipe yëpp di leen sant di leen gërëm di gërëm tamit Amath Diallo di gërëm tamit MT borom Masala Seck di leen gërëm bu baax a baax cant ak ngërëm ñeel na leen waaye tamit ku xool ñaw bu yàññ bi xam ne lii Pendis moo fi jaar borom sopp sama yaay booy ku ci bëgg jëlal numéro bi 76 643 08 16 78 265 87 21